ku dégg turu Ngor xam lu ko waral digam dégg nga olof ab ñaay la woon ay xeer la woon ay lépp loo xam ne mu ngi fi ku Ngor nag tàllal toog maanaam foo dal foo def sa kër foo def sa tool lii mooy Ngor. Ngor mi mooy day débroussailler ab àll fi tekkoon xeex na na jaan yeeg li ñu àndal xeex na na rab yi fi nekkoon dëkk ci tund yenn yi ak ci garab yenn yi ba tubaarkàlla xeex bi amoon na baatin ak zahir. dëkk bi benn famille la woon boo xamante ni kenn daawul dem bàyyi sa morom. boo xoolee dëkk bi ni mu bindoo rek da ngay xam ne da nga mel ni da nga jóge ci kër rek dugg ci beneen kër ndaxte noonu la mag ñi doon dunde bu jëkk kenn daawul ak bokkoo mbokk dañ ko doon dundal bu baax seen yitte moo di woon fu ñu toog man fa dëkk fu ñu mën dem liggéey mooy dem ci géej bi ak fu ñuy demee ci tool yi donc bay ak liggéey ak napp mooy nekkoon seen liggéey muy ñoo xamante ne famille nag di yaatu ndaxte dëkk boo xam ne dina tollu presque si 600 ans muy dëkk bu mag muy mag tey ba day nii mel tamit nu mu mel. Ngor Debout dafa doon mouvement boo xam ne mouvement citoyen la juddoom nag yàggul waaye tur wa moom rëy na ndax fu ne di nga ko fa dégg donc mouvement bi dafa doon loo mouvement boo xam ne li ko tax a jóg mooy lépp loo xam ne lu baax la lu jóg pour war a mën a dugg Ngor ñu xeex pour mu mën a dugg lépp loo xam ne safaan ba la aussi ñu xeex pour mu bañ a yëg si. dañu am relation yu baax ak suñu autorité muy déjà autorité religieuse autorité administrative autorité coutumière lii di légitimité ci mouvement bi mooy bañ koy installé ñoo koy installé muy le maire muy le chef de village muy les délégués de quartier muy la jeunesse la population bépp ndombal tànk ba nga xam te ne am na ci dëkk bi rek ñoom ñoo installé mouvement bi depuis lors aussi relation yi nekk na ay relation yoo xam ne dafa nekk au beau fixe cër yi ñu moom tamit ñu jox nañ leen ko bu baax ba lépp la nga xam te ne dañ ciy dugg rek dañuy dem waxtaan ci ak ñoom lépp la nga xam te ne aussi dañ koy sas te mu dimal si dëkk bi tamit danañ ñëw donc cela veut dire que confiance am na ci cela veut dire que cër am na ci. Ngor Debout nag mouvement de citoyenneté la bu judd fii si Ngor yaakaar naa ne ñu ngi si ñu deuxième année li ñu tax a jóg nag mooy def la suñu mag ñi doon def ndaxte am réew buy dox ay goneem ñooy dox ànd ak mag ñi ak gone yi ak jigéen ñi jéem si li ñu man Ngor Debout nag day mbir mi nga xam ne mooy suñu doole gi nga xam ne ñun ñëpp kenn mënul beddeeku dem di xeexal Ngor te doonuñu wenn say wi nga xam ne moom la mag ñi dëkkee woon tey population bi nekk ci ay jafe-jafe de sécurité
si ay volets yu bëri ndëkk Ngor Debout si lépp lay laal wàllu assainissement wàllu sécurité wàllu tamit habitat. tey dañ leen doon defal benn visite si foncier bi en même temps aussi si environnement bi ñu ñëwal leen fu ñuy wax si ñi ko xam yër jàpp booru Méridien Ngor Kalao fi mu jeexe fi miir bi yem dem ba le virage ñu jaar Kër Marcel jaar ñëw yegg si ba Fesman bi fi mu nekk jàpp le virage léegi nag vraiment li fi am lu doy waar la et que aussi lu jara saytu la ay tuyau onage mu ngi nii di versé wu jëm si géej gi ak yeneen tuyau yoo xamante ne si ay kër la jógee waa ci biir géej di tuuru si géej gi. région côtière bi ñëpp xam nañ ne l'avancée de la mer la sonal na dëkk yu bëri boo demee dans la petite côte là di ko dëgg ay Tëngéej yéen tubaab jalaw ba dem ba côté Gambie gis nañ géej gi ni muy def ay dégâts foofu ba Casamance sax lay wax effectivement même problème yooyu ñun dañu ko commencé jànkoonte man fi ma toog nii sama kër laa nekk nii suñu mbaare xar yi dafa daan dem ba am benn moment da ngay am ay mètres yu bëri mais fi mu nekk gis nañu mbaar ma xar bi sax mu ngi wàññeeku ndigeex pas plus tard qu'hier rek géej gi xaw naa yëngu ba lekk si lu bëri pour dëggër ne érosion côtière boobu lu am la lu dëggu la tefes gi fi mu nekk ni bu géej gi amee marée haute doo mën a jaar si tefes yi da ngay jéggi si kaw gaal yi di dem te bu njëkkoon da nga daan bàyyi am espace bu bëri diggante gaal yi fi ndox mi nekk da nga daan dem ba place doo am benn problème mais pour le moment mënoo am loolu ndigeex géej gi ni mu jaxasoowee léegi nag gannaaw bu ñu seetloo érosion côtière bi am na beneen phénomène boo xamante ni war nañ ko mën a waxtaane tamit ñu li jëm si pollution bi nga am di am si biir géej gi la pollution marine la boo xoolee projet semi collectif bi ñu defoon si tefes bi bi nga xamante dafa regroupé woon presque dëkk bi yëpp eaux usées yi normalement dañ préparé station d'épuration si tefes gi am na moon na benn xëti xelli amoon na benn kër Kosa Pirate fii amoon na benn fee sa côté casino donc loolu def ko war na pomper génne ko mu dem mais gis nañ ne projet boobu non seulement station d'épuration yi seen pompe yi doxul léegi lépp day déverser si biir géej gi andi nag musiba moomu rëy moo xamante ne ñun en tant que pêcheur dañu ko dund en direct parce que koo xam Ngor xamoon ko fu mel ne Waasee surtout canal bi nit c'est à dénoncer parce que boo xoolee foofu yëpp ndox mi dafa def benn pollution boo xamante ne si biir géej gi doo daan nuur ay mbàkk man dama daan nuur mbàkk dama daan nappa yaax mais boo wàccee Waasee boo wàccee 1 mètre rek da ngay gis vase bi dafay am couche boo xam ne day dem presque ay 30 à 50 centimètres jigéen ñi daan nuur soo soxoor te nee nañ mënatuñoo gis soo soxoor buy dund parce que soxoor boo ñëwee da ngay gis si kaw yëpp weex donc mën na ne soxoor bi géej gi commencé na ko am na produit toxique yoo xamante ne mu ngi génn si parce que bi ñu def canal bi c'était uniquement pour ay eau pluviale rek mais canal bi la gis nañ ne waa Almadi ñi dëkk Mbam ñi dëkk feneen dañ ñoo connecté si seen def si seen i toilette de ce fait ay produits toxiques yi génn foofu yëpp day déverser si biir géej gi non seulement créé na rareté poisson yi foofu produits halieutiques yi nga daan ramasser yi foofu lu mel ni ay suuf su xóor lu mel ni ay kër kana day daan am foofu mais yëpp dootoo ko fa gisati. tey jii bi passé taw na dëgg la am na ay vidéo yu jàll comme quoi que ne voilà ndox mi dafa déborder tout ça là loolu y a pas plus normal inondation fépp la am boo demee aux États-Unis day am inondation at bu jot France day am inondation at bu jot ñooñu ëpp ay moyens ñooñu gën a xarañ si wàllu yooyu mais ñun suñu problème bi ñu am mooy inondation bi mënoo si xuus parce que
canal bi dañ fa def ay branchement clandestin yu bare yoo xamante ne ñii dëkk si extension bi yëpp daanaka ñoom ñëpp fa lañ branché léegi ndox boobu day polluer ndox boobu yëpp jëmul fenn lu dul biir géej la jëm te ndox boobu ak canal branchement bi ñu fekk fii bu ONAS bi ñu fekk fii ñoo ne képp yem li ñuy def mooy dañuy rey fruits de mer yi ñu doon am boor zone bi yëpp dañuy commencé di ñàkk fu mel ni Waasa zone de production la yooyu dañ doon wax ne yax yi dañ fa daan nene fa lañ daan produire foofu mënutul nekk c'est plus possible surfeurs yi wax nañu ko la dernière fois nee nañu foofu dafa polluer boo fa sangoo sax léegi sa yaram day xasan parce que tout simplement ndox bi dafa ñëw di wàcc si foofu ndoxu déchets yi jóge si fond extension bi yëpp te yemul si waa extension bi mu nga jóge ba Liberté 6 jóge aéroport donc léegi kër yi ñuy tabax si biir aéroport bi si biir piste bi jógee jàpp côté Wakam bi yëpp ñooñu ñëpp dañu branché seen tuyau yi mu wàcc se ba Ngor loolu yëpp day tuuru se ba Ngor te loolu defe naa kii jiitu si liggéey boobu kii war a jiitu si loolu mooy suñu autorités yi ñoom ñoo war a njëkk a jóg taxaw si loolu. si ñaari canal ouvert yi nga xamante ne moo duggoon biir Ngor benn baa ngi virage benn bi ñëw fii ci Ngor ñu gën ko xam si Wasia ndox mi daan wàcc si piste bi yëpp jóge Maristes yëpp benn bi virage lay wàcc benn bi ñëw fii si Ngor mais tey boo fa demee 24 heures si 24 ay eaux usées nga fay fekk muy déversé wu képp ko tabax si boor bi rek jël sa tuyau eaux usées nga déversé ko tey yàq na géej gi ba mënatuñu am ay fruits de mer mënatuñu am poisson léegi lan moo xew ay accident rek nga fiy gis ndax xale yi dañuy dem ba si profondeur 70 mètres de profondeur 80 mètres de profondeur pour am jën juróon na fi ay laago ay bakken yu rot waaye mag ñi daawuñu sori pour am jën mais pollution bee tax jën yi di gën a sori di gën a yéeg ci kaw ñu koy dund te profité wuñu si dara te askan wi fii mu dëkk tey muy Ngor ay borom yu barke rek a fi dëkk mu yëngu wóorul xale yi ni ñu nekk nii nag kenn mënoo promettre na ëllëg dëkk bi du yëngu gis nga ñi bu ñàkkee jàmm seeni dëkkandoo yëpp ñàkk jàmm ñu am jàmm moo gën si réew mi moo gën si dëkkandoo yi ñu ngi ñuy seetaan ak yaakaar ne lii fii si ñun lay yem mais ñi di màgg ëllëg esprit révolutionnaire la ñuy am ndax gis nañ ne fii ñi dëkk yëpp seen alali maam la seeni maam jaayi ñu ko dañ ko foqati si ñoom ñu bëri nag dañ naan yéen a jaay almadi yéen a jaay ne dañu xamul lu bëri rek waaye administration du Sénégal xam nañ ñen ñoo jaay almadi xam na nan la ñuy def ba foqati suufi la buggi am na loo xam ne fekk nañ ko fi ndax canal bii nii dañ ci daan duggalu fo canal ba mag bi waa dëkk bi ña bare bare si lañ daan jëlee suuf ay suuf moo fa daan nekk ba nawet bi jàllee ndax la gis suuf si dafa daan fees del waaye léegi lan moo fa xew léegi ay eaux usées moo fa nekk fees fa del donc loolu doon na loo xam ne te eaux usées yi fan la jëm ci géej gi loolu lay am répercussion ci wàllu pêche bi ak ci wàllu tourisme bi aussi ndax la nga xam ne géej gi ba polluer yenn polluer yi daanaka am na benn compétition surf boo xam ne amoon na fi waaye ñoom seeni responsable ba ñu ñëwee ba jël ndox mi ba dem jël ko def ko def ko seen analyse dañ ne ndox mi vraiment dafa polluer boo xam ne compétition bi mënu fee am donc loolu yëpp déjà day yàq lu bari donc yooyu noonu yëpp dafa doon loo xam ne lu ñu war a mën a defaraat la. ndox yi jóge Liberté 6 yëpp jóge Wakam jóge partout Ngor la jëm Almadi seen fos yëpp mu ngi dugg Ngor suñu géej gi yàqu na lépp yàqu na suñu doom géej gi mënatoo dem ut jën loolu da nga dem ba ca biir a biir pour mën am jën lan moo ko waral mooy déchets yi nga xamante ne moom la ñuy tuur ci dëkk bi canal yoo xamante ne pour ndox la woon mais léegi eaux usées eaux vannées yëpp la ñuy boole mu dugg ci biir dëkk bi waaw am na côté yoo xamante ne boo fa demee doo fa nangoo toog tellement que yàqu na même plage bi nga xamante ne moom la ñu am boo demee ci côté terrain fii am na fa ndox boo xam ne daf fay génn yàq na plage bi complètement te yooyu yëpp lu ñu war a wax la te pourtant ñun defuñu dara dégg nga ñun vraiment mérité wuñu déchet
Wakaam Liberté 6 dëkk yooyu yëpp di andi di verser seen Almadies tout le monde di andi seen ñëpp fu ne ñu andi seen eaux usées yi mu ngi dugg ci biir dëkk bi dafay xasaw te daawul am donc vraiment mérité wuñu loolu. eaux usées yi moo ëpp là c'est une réalité parce que aussi mën naa xam ne pratiquement toute l'année eaux usées yi problème boobu daf fi nekk parce que canalisation yi ñu fi installé woon dafa dem dafa am problème donc depuis lors donc biñ koy projet biñ ko fi installé ça fait des années en arrière mais depuis lors population bi dafa augmenté donc dëkkuwaay également augmenté de façon exponentielle de telle sorte que maintenant réseau bi attanul li nga xamee ne mooy génn ci kër yi et puis type de PVC yi installé également ñu xalaat ne aussi loolu moo tax problème bi am actuellement nii depuis pratiquement toute l'année affaire dafay retourner ci biir kër yi di génn ci mbedd mi vraiment mu doon un problème de salubrité ba nga xamee ne ñun ñi dañ ci am tiitange bu rëy. boo xoolee eaux usées yi plastique bi mbalit bi nga xamante dañ ko war a toog yëpp bàyyi lépp day dugg géej léegi géej daf dem ba nekk poubelle waaw donc ñun lii doon dund par exemple man ku mel ni man da nga daan génn fii waase fii rek kër bu kase ba jëm faar ba da nga daan jàpp yaax bu ma saan am 20 pièces dama naan jàpp kaay na 20 pièces su ma ko masaan am si yaax dama naan tey doxul 70 pièces 80 pièces da nga ko daan jàpp si diggante boo xam ne même pas 2 heures 3 heures de temps du ko mat mais léegi da ngay dem fanaan si géej gi tëm ba timis di nappa yaax ba 4 heures 5 heures du matin boo amee 10 pièces dawal ba fot te loolu lépp dara waralu ko lu dul géej gi liñ ko sëf non seulement pratique illicite yi région côtière bi li ko waral yëpp gis nañ ne géej gi day ñëw yéeg si kaw wàccee xam nga géej bu yéegee day wàccee mbalit donc ndox mi am na couleur muy am boo xamante ne rek yaax bu amee yenn am na xeetu couleur yoo xam ne boo ko gisee si géej rek dootu fa toogati géej maanaam boo plongé biir baie boisée rek di nga xam ne fii nettoyage fond marin ñi dañ ko daan def am projet boo xamante ne dañ ko daan def dañ daan cëkk saa rek am ay ONG yu ñuy financé ñu dem def nettoyage fond marin mais yi nga daan génn si mbalit foofu rek da nga naan noonu lii mënul nekk si géej te loolu yëpp si canal bi la daan jóge donc yooyu yëpp c'est à déplorer beneen bii si des mooy tefes gi fii boo xoolee gaal yi amatuñu fi ñu teg gaal yi ñu leen teg si ay xeer lay lépp ay bâtiment yu ñu teg ko gravats bi si la gaal yi tegu dafa daa amoon suuf suy dund yoo xam ne boo ko laalee da nga daan santi bruit daan dégg mu naan kiic noonu léegi yooyu yëpp amatul géej gi boo xoolee tefes gi suuf si dafa ñuul kuk te li ko waral lépp mooy pollution boobu. gis nañ image yi gis nañ ndox mi nga xam ne mooy génne Ngor di jéem a ut yoon pour génn village bi gis nañu eau pluviale bi fi muy jaar gis nañu eau d'assainissement eau usée yi fi muy jaar boo ko xoolee sa yaram day daw sax parce que nekk nañ témoin gis ay mag effectivement di éviter ndox moom mais xale yi xamuñu danger yi si nekk xale yi dañuy ñëw ak seen tànk neen di dox si eau yoo xam ne eau usée la te ñëpp xam nañ ne eau usée ay microbes la ay bactéries ñuy commencé gis feebar yoo xam ne daawul am Ngor assainissement bi nag Ngor ni mu xatee moo waraloon peut-être ñu indi fi benn programme bu tudd programme PELT boobu ñu ngi ko defaroon temps jamono Ndoye Kane bi mu nekkee maire mooy programme bi nga xam ne dañ tabax ay douche def aménager douche yi si biir kër yi def benn réseau de caniveau benn réseau de tuyauterie yoo xam ne moo waroon canaliser ndox moomu génne ko village bi dem rejoindre eaux usées yi dem Cambérène waaye nag projet boobu bi ñu ko defaree ba léegi au bout d'un an projet bi dafa commencé am problème bi li ko waral mooy def nañ fi ñetti station de relevage ñaari yaa ngi si dëkk bi benn baa ngi à la limite du village mais ñetti station yooyu yëpp boo xoolee tey seen équipement technique seen pompe yi principalement ñoo panne ça veut dire quoi ça veut dire que ndox mi bu jógee si village bi dem si station yooyu amul benn équipement boo xam ne mën na jël ndox moomu génne ko dëkk bi boo demee Ngor ndërëxnu si wetu Pirate di nga gis ndox mi muy wàcc directement dem géej boo demee Xataxili seen station bi ñoom dañ ko tëj pour ndox mi bañ a wàcc géej boo demee station bi nekk fii ndox maa ngi sotteeku si canal bi donc loolu nekk ay danger yoo xam ne à la limite on a l'impression que peut-être kenn jël ko en charge parce que état bi moo ko war a jël en charge réseau boobu ONAS moo ko fi installé te waa ONAS signalé nañ ko benn yoon signalé nañ ko ñaari yoon mais amul benn action loolu tant que amul eaux usées yi du mën a génn Ngor. Ngor rek déjà situation géographique bu barkeel la ñu yàlla may ñu koy sant yàlla fu ñu toog
waaye tey jii dafa mel ni que ne da ngay présenté Ngor sax présenté am yenn zone yoo xamante ne sax vraiment boo ko xoolee da nga naan lii est-ce que Ngor nga nekk. ma xam ne loolu ñun ñëpp war nañu ànd ñaawlu ko parce que bu fekkee dañ jël kaawu bee da am bu naree yegg foofu parce que ñooñu même avec des milliards ils s'en sortent pas donc bu laal suñu bee di yegg foofu war nañ ci jóg waxtaanee ko aussi ay solutions yu dëgër bu ma ne solutions yu dëgër nag expertise bi mu laaj parce que tam toog setal ñaari fan dugg ci géej gi setal ñaari fan loolu taxul ñu dépolluer géej bi parce que peut-être déchets solides yi lañ mën a génnee mais yeneen yi nekk si biir bactéries yi nekk ci biir parce que tey jii mën naa wax ne suñu ngi bàyyee suñu xale yi di sangu si biir géej gi te wóoratul bu pare dafay laal suñu économie parce que boo xoolee déversement les 2 canaux di dugg si géej gi directement 2 canaux yooyu li ñu mën a causer si ay tort si suñu wàllum santé si suñu wàllum économie il faut ñu mesurer fu mu ñu mën a jëmale ëllëg parce que bombe à retardement la bu ma nee par exemple canaux yi du canaux yi kese parce que population bi aussi am nañ ci participation ndax ñenn ñaa ngi tuur seeni ndox yu bon ñu ngi tuur di n'importe quoi te yow sa environnement yow yaa ko war a protéger sa bopp ndax ñi siy sangu suñuy rakk lañ suñuy doom lañ ñun ñii la en personne parce que dañuy sangu ba léegi ci géej gi mais vraiment wóoratul donc nañ jéem a waxtaan comme ni ma ko mën a waxee rek jéem a ut solution bu fekkee ne am na ñoo xamante ne parce que man mii di wax ak yéen nii je ne suis pas environnementaliste de profession mais je suis une amoureuse de l'environnement mais peut-être am na ñoo xamante ne nii def nañ formation bi ñooñu nañu jóg wane seen bopp si bu fekkee ne nag Ngor franchement kenn ab environnementaliste amu fi ñu jéem a dem uti ji ko faneen bu jaree ñëpp cotiser ku nekk joxe si dërëmam ak ñaar dërëmam ñu ut benn expert mu xoolal ñu lii nekk si géej bi parce que ministère de l'environnement dafa war a xam ne fan mooy localam Sénégal gépp la donc loolu ñoom war nañ si jóg nekkul suñu problème ñun kese on est bien entouré nag parce que bu ma ne on est bien entouré am na investissement yoo xamante ne ni du jeex du xaaj ñu ngi si Ngor samp comment se fait-il lu ñu ñaawee am fi am seen responsabilité bu boobaa te ñoom ñëpp avant ñuy samp seen kii société fii xam nañ ne RSE bi dañ ko war a respecter responsabilité sociétale des entreprises dañu war a respecter loolu donc lii jar na dénoncer ba au bout du monde que ne ñun dañu nekk en danger que muy bee bi xam ne mënoon nañu concurrencier ak bee yi nga xamante ne moo gën a rafet ci àddina bi mais bu yàqoo ban njëriñ lay amati dina laal tourisme bi li nga xamante ne mooy sama milieu dina laal suñuy valeur parce que bu ma ne suñuy valeur dëkk boo fa demee boo laa découvrir li ci nekk bu la mbalit teeroo mbaa ab salte teeru la fa yaakaar naa ne doo jot a lijjanteeti li nga xamante ne ni moo nekk si biir donc yooyu yëpp ñu war ko moytandiku daal jéem a rafetaatal suñu dëkk jéem ko taaral jéem a écarter danger yi nga xamante ne ni moo fi ne. benn exemple rek situation pandémique bi nga xamante ne moo xew si Sénégal te di Ngor waa mënu ko respecter tout simplement parce que dañu surpeuplé si kër yi donc surpeuplement boobu nag vraiment moo accompagner environnement yi dafa dégradé wu carrément ñu am ñaari canaux yoo nga xamante ne vraiment day defee tey jógee depuis Mermoz Sacré-Cœur jaar ay dëkk mën a tuuru fii ci Ngor conséquence nag mooy ku ne Ngor aussi wax géej ku ne géej aussi wax Lebu dañu nekk village ba nga xamante ne village Lebu la donc ñun ñooy les premiers affectés parce que tout simplement canaux yi conséquences yi ñu indi si géej gi mooy que ne dañuy rey suñu produit yëpp day rey suñu produit halieutique donc benn côté day bloquer suñu activité donc loolu aussi bokk na suñu cri de cœur ba vraiment canaux yi il faut ñu jéem a seet des possibilités ñu nag en tant que mouvement vraiment ñu ngi ci doon def ay démarches te dinañ continuer aussi di ci def ay démarches vraiment pour les blanchiments clandestins vraiment canaux yi aussi mën a répondre ak normes yi nga xam te ne moom la war a mën a am pour que au moins ça mu bañ a impacter ci dëkk bi parce que maa ngi koy wax léegi ne ñun géej lañ xam donc bu dégradé war a dañu am problème. bu njëkkoon daaw ñu lakk sax 2 litres essence Palansoir gii bay profité si bay mandat bi di ko nuyuwaale au passage dañ doon wax xeeru bay mandat fii bu matul 1 kilomètre fii Palansoir fii boo génnee da nga naan jàpp coof jàpp këcc jàpp yaax jàpp ay poisson noble rek mais léegi boo fa demoon guddi bëccëg fanaan fa ñetti fan doo jàpp jën non seulement am na li waral pratique illicite la rareté poisson léegi waral xeeti napp nu ñaaw am na si maanaam la plongée nocturne il faut oser nga day ko dénoncer la pêche à la dynamique mu ngi si mais bare na si yoo xamante ne géej jën bu mënul dugg si benn bu mënul dugg si benn milieu day yëg si kaw
donc loolu bokk na si lii gën a sabab rareté poisson maanaam environnement bi jën di dund jën nekkatu fa à l'aise non seulement am na pression xam nga bouteille dafa am bruit filet dormant yi gars yi teg fii mooy mbaal yi sabal yi filet dérivant yi mooy fele yëpp ñu ngi ko teg si zone boo xamante ne bu njëkkoon kenn ñëwu ko fa kenn xalaatu ko foon teg jamono yi suñu bàyyi yal leen yàlla yërëm ay bàyyi Koosa ay bàyyi Moot Samba ay bàyyi Yusufa jamonoy paay bi ñu fi nekkee kenn amul woon fitu ñëw teg fii di fi teg mbaal fi mais da ngay gis léegi dafa mel ni sabotage lay nii. Ngor moom macha allah yàgg na di tàllal loxo état du Sénégal xoolal aussi bi noonu lañ ko bàyyee ak ñoom xoolal aéroport bi mu nekk 800 et quelques hectares dañoo wax ak ñun ñu ne mbir la boo xam ne ñëpp ko bokk ñu nangu ko di bàyyi ko ak ñoom donc ñun lébu gi fii daal yu yàgg may lañ waaye du ñu gis liñ leen di fayee dafa métti liñ ñuy fay dafa métti lool ndax dañuy fekk di ñu bundaxatal di ñu di sonnal wala di ñu teg sax foo xamante ne ñun xamuñu ko suñu xalifa bi mu di Seydina Issa kii Seydina Ba Issa 200 et quelques hectares 360 hectares mu maye ko état du Sénégal te pourtant mënoon na gëstu waa Ngor jox leen ko mais état du Sénégal la ko jox ñu def Parcelles Assainies yëpp def leen ko mayoon donc yooyu yëpp lébu gi yàgg nañu tàllal loxo état yàgg nañu jëfalante ak ñoom te toujours rek booy seet lu gën a naq rek lañ ñuy fayee. waaye ku xool tey Ndakaaru xam na ne tool yombutu fi ñu dund lu metti si sunu passé c'est le remembrement des Almadies si réquisition yi nga xamante ne jaar na fi mu mel ni le phare des Mamelles lu mel ni aéroport bi nga xamante ne mooy aéroport Léopold Sédar Senghor ñu daal di ko réquisitionné woon en 1943 pour l'utilité publique suñuy maam xëcc seen i illeer ak seen i jëfandukaay yi nga xamante ne moom la ñu daan bayee daal di ko jox américains yi nga xamante ne ñoo fi defoon base pour participer ci guerre mondiale bi waaye bi loolu lépp wooyee ngeen xool ba tey jii ñu toll Ngor mu ngi ci biir ñuy jël ay suufam. tamit historique Ngor Debout dafa mel ni sax ci suuf la jóge suuf moo tax mu juddu waaye maa ngi koy wax léegi ne bon parallèlement ak suuf si dañuy poser action autrement action yi nga xam te ne toujours day contribuer sa lay defar dëkk bi man naa joxe benn exemple doon nañ jéem a xeex lu si mel ni homosexualité wala lesbianisme yi nga xamante ne dañ koy faral dugg ci dëkk bi donc loolu Ngor Debout jóg na def si jéego ànd ak ñoom sa war a àndal pour mën ko xeex
mais la ci ëpp solo rek day xaw yëngu si suuf ndax lébu ku ne lébu rek wax suuf te suuf si moom dafa naa ne genn kàddu moo ci nekk mooy nous sommes victimes ba tax na nag peut-être li opportunité la pour ñu mën a fippu pour ñu wane suñu bopp. donc si gàttal daal Ngor Debout vraiment am na ay jéego yu bari yu muy def si wàllu suuf ak si wàllu environnement. historique Ngor boo xoolee Ngor village traditionnel fi mu nekkoon li ko waroon yëpp avant ay tool la woon tey boo fi ñëwee di nga jaaxle sax si tool yooyu naka lañ ko transformé tey boo jëlee d'un côté di nga am le quartier des Almadies de l'autre côté di nga am le quartier de la station après di nga am quartier boo xam ne village la tudd. yooyu yëpp nekkoon ay tool yoo xam ne waa Ngor ñoo ko doon béy suñu maam ñoo ko daan béy bi si tegu nag mooy site aéroport bi ñuy construire aéroport de Dakar terrain yi fa nekkoon yi si ëpp Ngor amoon na si ba état bi ñëw pour utilité publique ñu réquisitionné ko jël ko def si aéroport bi loolu waral tey jii boo duggee biir Ngor di nga gis Ngor ay dëkkuwaay yoo xam ne dafa xaw a doy waar di nga gis ay kër ay ëtt yoo xam ne disparaître nañu au profit de maison à étage R+1 R+2 boo xam ne amul plan d'architecture amul plan de béton armé amul plan de construction ñi seen xelu bopp la ñuy demee bay tabax ay bâtiment yi boo fa demee tey di nga gis yuy xar déjà au bout de 3 ans 4 ans bâtiment yaa ngi xar mu nekk un danger public pour la population de Ngor. jamono dem na ba ñu état bi génn fi loi 1964 muy loi sur le domaine national ñëpp xam nañ loolu alors si jamono boobu dañ ci teg ay jamono tuuti alors loi bi daal état bi daal di génn benn loi tudd que alors daal di créer li ñuy wax remembrement des Almadies remembrement des Almadies mooy topp mooy téye suufu Ngor yëpp comme Ngor barab bu da géeju ko wër barab bu xemmemu la alors état bi daf ko jël yëpp daggate ko def ko ay parcelles yi 500 mètres carrés ak 1000 mètres carrés alors lu ko séddale seen biir jox ci ay particuliers jox ci sax ay kilifa yoo xam ne dëkkuñu ci réew mi ay chefs d'état étranger loolu amoon na fi yàgg na muy jamono yi 1970 jamono yooyu la commencé woon di am ba coowal remembrement des Almadies ñu bare xamuñu sax lu mu doon dañ koy dégg rek mais loolu la suñu tool yi maam yi la état bi jàpp yëpp daggate ko ay morceaux joxe ko li ci doy waar moo di joxuñu si benn doomu Ngor ku fa dëkk ñoo xam ne seen maam la woon seen suufi maam la woon ñu daan ko bay di ci jëfandikoo di ci dunde bu ma waxee ci site de l'aéroport bi xam nga bu fekkoon ne fekkuñu fi sax ñu mën a wax waaye paa yi dañ daan bay ba ci biir site aéroport bi amoon na ay tool yoo xam ne ñun bu ñuy yóbbu dañ daan yóbbu añ donc lu ñu fekk la waaw léegi bu fekkee ne dañu war a joxe foofu kay yaa xëy ñii nga xam ne ñoo fi daan bay xanaa nga bàyyi leen xel si sama xalaat waaye boo joxee bàyyi leen gannaaw rek yaa ngi def musiba mooy li ma doon wax borom ab cër kenn du ko xañ kaka xañ rek yaa ngi ci musiba donc daal ñu ngi kaa laay biir borom dëkk bi mu xam ne aussi ab sàmm la te sàmm bu ne danañ ko laaj la mu doon sàmm. li ñu doon tuddee ay villa princière yoo nga xam ne buuri arab yi ñëwoon nar a bokk ci aussi bi ci lañ leen naroon na defal ay villa dëkkal leen bu ñu paree état jël villa yooyu jox ko ay ministre mi ak xam lan waaye c'était ça le projet li may wax Atepa Goudiaby bi xam na bu baax li may wax parce que projet boobu moom si li xelaloon président Abdoulaye Wade ci jamono moom la woon parce que seet nañu ne booba Ndakaaru amu fi fenn fa am suuf bu yaatu bu ñu mën a amale projet yooyu donc ci la ñuy yëg hélicoptère yéeg xool léegi def foofu rek ñu seet waxtaan ak waa ASECNA ñu seet na sawu aéroport bi mooy côté Ngor bi foofu rek moo am possibilité lu ñu mën a laal te du menacer sécurité aéroport bi boobu tollooguñu ci maanaam toxu bi donc aéroport ba de ñu ngi koy liggéey bu jaas bi mais bii padeegul donc premier li ñu jëkk a laal foofu lañ ko laalee aussi bi jàll projet ba jàllul mais comme lijjantoon nañu kayit ba signé ko ba mu ne seen poche
il fallait nag ñu seet nan la ñuy sàkkal pexe suuf yooyu si la ñu joxe 52 hectares Macky yu fay si la ñuy joxe 32 hectares 30 hectares ou 32 hectares Cheikh Amar loolu mooy coow lii jëkk a jóg ci côté boobu ci wàllu suufu aéroport bi boo leen fàttali ko loolu amoon na fi alors si la ñuy wax ne sax si la ñuy liggéey monument de la Renaissance xamu nu mu demee waaye coow li foofu la tàmbale continuer na nag ba nguuru Wàdd jeex nekk fa ci Wakaam ngeen gis jëf ju ñaaw ji nguur gi def dindi miir bi tëj ko dàq miir bi mu dugg ci biir génnee ay hectares yi hectares yi hectares yoo xam ne dañu ko jaay ci anam yoo xam ne teguwul ci yoon menacé nañu sécurité aéroport bi sécurité avion bi moo tax ñu yàkkamti naan dañu def aéroport bu Ndiass di ko pëtëm pëtëme jaay nañu fii te Ndiass pareegul ndax Ndiass mënul pare fii juróomi at te bu ñu moytuwul danañu ñàkk ceeb mooy aéroport bi dana yàqu te Ndiass du pare lépp nag ngir alal ak spéculation foncière jaay nañu Wakaam suuf su bare tabaxee ko monument ci condition yu leerul yoo xam ne dinañ ko leeral bu ñu ñëwee incha allah. Ablaye Wade promesse la fi bàyyi ba daal di wàcc si kaw promesse yooyu mu fi bàyyi ba si veille élection yi Ablaye Wade oo na mag ñi bañ ci noonu nag ci candidat yi am na ko jóg dem ba ci piste bi xam li naqari Lebu gi mu ne leen kat man bu ngeen ma falee dinaa leen fajal naqar yi vidéo bi yaakaar naa ne mu ngi si net bi di wax bay naqarlu Ablaye Wade ni mu def piste bi nangoo ko si Lebu yi jox ko ay nit yoo xamante ne kenn xamul si ban anam la leen ko joxe moom président boobu tey ba tey jii may wax ak yéen recevoir agul Lebu yi pour wax ak ñoom ci loolu lan la def dikk na fi dagga 1000 parcelles ñu daal di ko tongtongee fi mu ne ñu ngi dagg 62 hectares pour xaajale ko ñan lañ koy jox ñun xamuñu te sunu kàddu yegg na si moom yegg na si premier ministre Boun Abdallah Dionne yegg na si ministre des finances bi fi nekkoon muy Amadou Ba yegg na fu ne jooytu nañ ko fu ne waaye ba tey ji uyu ñu ci liñ leen di laaj te di continuer di ko séddale seen biir ma gis na ne lii di raam si ñeg bi la jëm fléau bi buñ ko freiné wul dina fi andi toox yi doon si réew mi ndax ku xamatul foo jëm di nga fupp de te bu ngeen xoolee tey en image ngeen xool dëkk bi ni mu mel gis ngeen ni ñu ko sëppoo xool ko ni ñu dëkkee ni mu mittee tey jii population am Ngor en 2016 si source ANSD 2016 laa leen di wax ñu ngi si 2020 population am Ngor mu ngi si 19000 habitants 2016 19000 habitants si 19000 habitants yooyu 4222 ñoo nekk ñooy population au kilomètre carré 4222 habitants au kilomètre carré te les normes normales mooy 69 habitants au kilomètre carré ndax ñun ñu ngi dëkkee 4 kilomètres carrés 500 mooy superficie bu Ngor kon nga xool densité population bi c'est une catastrophe bombe à retardement la. parce que xam nga affaire aéroport bi am na ñu fi nekkoon di ci wax depuis booba léegi waa tànk ñu ngi si woon di wax bu ñu ne tànk na Ngor Wakaam Yoff la ba Ngor da bu juddee première conférence de presse bi ñu def nañu dénoncé Tabago ba ñu dénoncé Tabago ñu nekk ñuy wax ay 76 ak 78 yoo xam ne ñoom ñoo nekk Tabago ils sont allés à 336 personnes yoo xam ne ñoom la ñu bëggoon a def foofu noonu ba ñu jógee dénoncé que président dafa tëj bunte yi ñu arrêté travaux yi ñu arrêté joxe bi yépp ñu arrêté ko ñu dem ñu recevoir ñu au palais wax ñu li ñuy wax ñu jàpp ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ñu toog naka te li ñu toog yépp gaa yaa ngi joxe suñu ginnaaw ba fi mu toll nii ñu dégg ne 62 parcelles fii ci BOA bi nga xam ne fii Ngor la bokk ñu ne 6 à Wakaam ñu ne nag loolu moom duñu ko nangu te fu ñu mën a yegg rek dinañ fa yegg loolu duñu ko nangu mukk
aéroport bi mënuñu kaa joxe ba mu jeex te duñ si jox waa Ngor loolu moom président il faut mu jàpp ko ndax président Macky Sall sax moom moo ko wax ba muy def campagne am ba mu ñëwee Wakaam lan la wax dina leen lébu yi fii aéroport bi yéen a ko moom dina leen delloo seeni suuf donc loolu moom mooy li nga xam ne moo ci nekk donc c'est important que président loolu noonu mu ñëwaat ci ndax te bu ñuy wax rek foofu noonu suñuy maam ñoo fa nekkoon ñëpp xam nañ ko 1943 bañ koy jël nan la demee woon léegi ñoom bu ñu ñëwee rek andi bu 1964 bi day doy waar nañu jàpp ne fi mu toll nii mbiram aéroport bi joxe bi nañu ci sóor kat ci la ñu bokka mënuñu kaa joxe te duñ ci am loolu mënoo nekka day boo ñoom ñu xamee ko noonu. yéen Ngor Debout da ngeen déclenché benn affaire bu am solo ba mu aboutir sur une journée bu maire bi oote le 7 septembre bi passé lu tax parce que da ngeen laal benn point ci promiscuité bi bëggoon aussi maire bi comprendre pour que toogaay war a mën a am pour que ensemble ñu xool alors parce que quand il y a une volonté populaire da nga ko war a accompagner par une volonté politique. léegi nag suuf si ba dem ba nëgën di dem ba xel yaa ngi si sama vidéo papa mënuñu dama dem bay magal mënatuma waaye mënuma toog léegi mbirum suuf jóg man Abdoulaye Ndama ma jóg daf li ma man sama daal la fekk xam ne lu yàgg sax ñëpp demuñu si waaye moom mën a toog séentuwul lenn si li moo dox ab dërëm soxlaa ko si waaye nag dëkkam am lii te mooy sama sacerdoce Ngor amagul nguur ne kandaare teppul fi suuf amul fii benn dëkk ci kaw gi partout foo dem lu dëkk tuut am nga lycée am nga collège am nga lépp loo ko si ak commune bi am na lu ko waral wariñ bi kenn nen la mën na xas soo mën la tuut loolu la ci am dafa jàmbar rekk doon joxe du mel ni waaye nag mën na xuloo suñu biir mën na xastante waaye dem na Ngor depuis 1500 ndangam mën nga la am lycée ni collège te chaque fois ñu jox ko te kenn ëpp nu fi tool yaatu yoo xam ne ñu ko doon joxe. foo yëngu laaj autorité boo laaj ci Sénégal tey mu ngi lay wax ne Ngor dina am luñ koy jox waa Ngor am na luñ koy jox te on ne communique pas doo dem ci benn autorité muy administratif muy coutume muy jàkka ja kenn ku la mën a wax ne yoon wi de état mu ngi koy jéemal pour Ngor nag li muy laaj sauf et sauf mooy zone de recasement pour village de Ngor leneen lu ci am rek ñun doon nañ peuple bu mûr boo xam ne suñu ay jafe-jafe dinañ ko liggéey en amont. ñun nag boo gisee ñu ñëw fi dañ la wax ne fii waa Ngor ñoo ko moom waa Ngor ñoo ko war a jëriñoo am nañ ay problème d'espace terrain bi sax mën na terre bi d'échange entre état bi ak ñi nga xamante ne nii ñoo am ay titre de propriété au niveau de Ngor pour ñu mën a échanger pour mën a am espace bu ñu mën a defee suñu lycée mais fii du ñu nangu kenn quel que soit sa grade bi nga boo mënta am ngay jël di ko tonga di ko dagg au profit de Ngor waa Ngor ça fait plus de 20 ans ñuy demander état bi ñu attribuer ñu beneen zone mu nekk deuxième zone d'extension de Ngor pourquoi ñu koy demander problème xataay bi ñuy wax loolu une fois que ñu régler problème xataay bi na tax xale yi gën a am espace ñu ngi wax ne dafa am déperdition scolaire suñu résultat scolaire baaxul mais xale naka lay mën a jàngee correctement si conditions yi tamit nii bu duggee këram amul sax espace bu mu jàngee parents yi problème yi ñu am si kër gi mënuñu am temps wu régler seen problème yooyu naka la ñu mën a toppatoo seen doom pour mu am une éducation de qualité loolu yëpp dina deñ problème de santé yi ñuy wax tey boo duggee si benn kër benn xale génn am feebar saxet dugg këram
mais mu ngi empilé wu ak ñeneen ci famille bi donc automatiquement moom dina wàll ñëpp loolu moo tax ñuy gis souvent ay épidémies ci bi dëkk bi duñu comprendre lan la mais loolu la parce que nit ñuy dundee dafa xaw doy waar les gens sont serrés l'un contre l'autre. parce que boo xoolee bu jëkkoon mag ñi daanañu pratiquer sport yëpp pratiquement daanañ ko mën a def ci espace yëpp sport boo bëgg a def di nga ko mën a pratiquer di nga mën a football di nga mën a basket di nga mën a def bëre di nga mën a def lépp loo bëgg a def parce que boobu y avait de l'espace mais ñun ñii sax fekk nañ fi loolu ba tax na aussi feeñ na sax ci suñu ay résultats suñu mag yi ñu jiitu ak ñun ñii boo xoolee ci la sport bi gënoon a développé fii ci Ngor par rapport ak jamono ji nga xam ne espace amul te dañu constaté ne espace yi yëpp état la ñuy wax ne rek moo koy soxla daggat ka def ko ay dëkkuwaay jox ko ay nit yoo xam ne vraiment ñun waa Ngor bu ñu sañoon du demee noonu te mu ñuy defal ay handicap yoo xam ne tey jii ñu ngi subir conséquences yi parce que tey boo xoolee suñu sport yëpp dafa fayir fi mu ne nii boo xoolee suñu football bi doxatul suñu basket suñu ay volleyball yooyu yëpp manque d'espace ba si même suñu natation bi nga xam ne mooy woon aussi itam suñu ay point numéro 1 yi nga xam ne bokkoon na si yi nga xam ne ñun suñu sport favori la woon ba natation bi sax commencé na nax saay ba boo xoolee problème espace toujours mooy posé waat sax même suñu baie bi sax boo xoolee dañu ko occupé anarchiquement yaa ngi gis bateau yaa ngi fii gaal yaa ngi fii dara mënatu fa am benn compétition mënatuñu ko fa def donc mënatuñu fa def benn canoë kayak mënatuñu fa def benn job mënatuñu fa def benn natation ça veut dire que rek toujours ñoom ñu ngi jël suñu espace yi di ko utiliser si loo xam ne vraiment gënaluñu donc nag loolu comme ñu ngi siy lancé appel aussi di ci waxtaan di wax ne comme état mooy dagg mooy jël espace di def ni mu ko neexee ñun aussi dañuy wax ne ñun aussi itam ci état la ñu bokk espace yooyu war nañ ci mën a am espace yooyu aussi itam war nañu mën a jariñ war nañu mën a trouver ay solution pour ñu mën a occuper def suñu ay occupation yooyu parce que boo xoolee espace bi nga xam ne moo fi des léegi lépp def nañ ko ay dëkkuwaay mooy fii nga xam ne mooy suñu ginnaaw fii nekk ci piste bi foofu la ñu dese ci espace te jamono ji foo tourné ñu ngi lay wax ne état bi mu ngi ciy def nangam mu ngi ciy def nangam mu ngi ciy jox diw mu ngi ciy jox diw ñu nit ñuy taxaw rek di wax ne état ñu nit dañ bokk ci état bi di ñaan aussi espace yi nga xam ne soxla nañ ko fii te mu def actuellement mu doon suñu handicap yu majeur yoo xam ne dafa feeñ sax ci développement bi dëkk bi parce que pour développer sa esprit sax il faut nga am espace boo xam ne di nga fa mën a nekk di mën a def li nga bëgg a def. di ñaan Sénégal nag kilifa buy jox di nga alerté wala nga dogaale aw ay moo gën nga bàyyi ba dëkk bi di tàkk ngay door a xool noo ko fayee lii xew ci réew mi nañ ko wax par parloo gi ci réew mi nañ ko wax favoritisme gi ci réew mi nañu ko wax kon ñu ngi yuuxu ci kaw ci ñi nga xamante ne fu doomu aadama amew naqar ñu xool ko mu doon lu yella ñu jàppale leen mooy ñu yor àq ak yelleefi doomu aadama yi ñu ngi leen di tàllal loxo di tàllalaal loxo le président Macky Sall di ko xamal ne la askan lañ ci biir askan wi askan wu am honneur bu am dignité askan wu mës a participer ci développement réew mi Senghor de bi mu soxlaa ay suuf pour dëkkuwaay yaatal sunu maam Seydi Thiaw dafa ekkiti 366 hectares may ko ngalawaay bu yelloon ku ñuy may ay suuf ci sëriñ foofu la gën a yelle te tey ñoom seen i njaboot gi xat na waaye dañ ñuy zappé kenn du ci wax. comme ni ma ko waxee sànq je pense que le maire ne va pas rater cette occasion là pour mu toog ak nit ñi régler le problème de l'assainissement de ce village, le problème des déchets de ce village et le problème de pollution dans ce village parce que man yooyu yëpp dox naa ci yow xam nga ci dara waaw am na jekkal saako yi bu ñu doxoon am nañ ci bari grava bi ñuy tuur ci mbedd yi les canalisations yooyu yëpp waxoon nañ ci donc je pense que il faut réactiver ça comme ni ngeen def ni taxawaat leen ci nit ñi toogaat ñu waxtaan pour solutionner ça parce que ne serait-ce que pollution bi nga wax rek ak la dégradation de cette zone côtière là ça suscite beaucoup d'intérêt et de polémique te loolu waa Ngor war nañ ci mën a taxaw te ni ma ko waxee volonté populaire bi rek doyul parce que bu dee volonté populaire rek comme ni ñu jóge woon je pense que volonté politique moo manqué woon foofu volonté politique
moom manqué woon foofu parce que fi ñu waroon dugg nañ fa ONG yi dem nañ fa wax nañu ak maire toutes les correspondances étaient là donc li ci desoon rek mooy ñoom alors ñu appuyer. comme léegi nag ñun dox nañ ci wax nañ ci amul benn issue ñun dañu jël suñu responsabilité dinañ contacter autorité bi par rapport ak loolu bépp tuyau boo xamante ne branché nañ ko ci canal bi dinañ ko dénoncer dinañ def ay jéego yoo xamante ne dañ koy yóbbu ci yoon bu laajee sax ñu def ay plainte au niveau du procureur de la République par rapport ak li ñu code de l'environnement may lépp dinañ ko jaare ci yoon daal di ko teg ci yoon. parce que aussi mënuñu seetaan ay nit ñoo xamante ne benn xëy na xamuñu géej wala xamuñu li ñuy def lan la ay nit ñoo xamante ne ñoom ñoo war a saytu loolu war leen a tere war a wax ak ñoom defuñu ko ba pare di seetaan loolu ba pare nga ubbi seen xel ubbi seen bët ci loolu duñ la ci wuyu bu yàggee dina am lu mu ndur. gannaaw bu ñu defee nettoyer fond marin yi ñu xool zone canal bi nga xamante ne mooy déverser eaux usées yi ci biir géej ñaari problème yooyu suñ ko réglé ma xam ne ci côté environnement da réglé nañ li nga xamante ne moo gën a indi rareté poisson bi fii donc mooy filet yi ñuy posé foofu ak baie bi ni mu pollué foofu. defaat un appel les gens essaient de s'organiser tant soit peu parce que aussi mënuñu toog di seetaan di bàyyi sunu doom yi sunu rakk yi di feebar di tëdd wala di dee ndax ay maladie donc li ñuy ñaanaat encore une fois parce que village bi dafa xat dëkkuwaay dafa xat promiscuité bi ñëpp xam nañ lu muy jur tey si tey dañu confronté à plusieurs difficultés te loolu rek xataay moo ko andi xataay dong moo ko andi sunu doom yi mënatuñu jàng normal mënatuñu am wér mënatuñu def dara activité sportive bi gën a ndaw sax mënuñu ko am fii kon nag li ñuy demandé y a un site ba nga xamee ne am nañ ci yaakaar parce que le président Macky Sall daf ñu ko digoon lors des élections de 2012 tey it ñun jàpp nañ ne ñoo si gën a yee képp ku ne ñu ngi fiy jox ay nit ñu ngi fiy tabax ñu ngi fiy def ay cités yu bees mais ñun population autochtone yi jàpp nañ ne kenn gënuñ ci yeey donc nag nañ ñu dimbale ñu jox ñu ci ñu mën a am dëkkuwaay bu décent vraiment comme ça ñi di mën a vivre de façon tranquille parce que bu ñuy seetaan lépp lu xaw fi aussi bés bu explosé je pense que conséquences yi ñoom dinañ ko yëg dinañ ko dund parce que du yem si village traditionnel bi rek donc feebar bu fi amee aussi tamit ça va se développer mu dem dina leen fekk ñu ñëw attaqué leen parce que aussi propagation lay indi. appel bi ñu leen di wax rek mu nekk suñu dernier message mooy ñu xam ne les Ngorois sont des Sénégalais. Ngorois ont toujours répondu favorable à l'appel des autorités surtout les autorités étatiques ba nga xam ne ay Sénégalais lañ vraiment ay Dakarois lañ donc la ñuy réclamer c'est légitime la ñuy réclamer nag vraiment boo ñëwee si dëkk bi da nga xam ne ça correspond vraiment ak la ñuy laaj Ngor nekk na dëkk ba nga xam te ne dañ ko war a jàppale dañ ko war a aider vraiment dañ ko war a épauler si li nga xam te ne bëgg na ko donc appel mooy vraiment ñu ngi ñaan ñu gëstu ñu si li ñuy laaj ci dëkk bi mooy ñu utal ñu une zone d'extension ba lépp la nga xam te ne war na suñu diggante ak société bi war na suñu diggante suñu njaboot ñu mën ko mën a def ak xel mu dal ëllëg suñu avenir yi doom ñoom ñu mën ko téyel seen bopp. doy na waar Ngorwaay yi wallaahi sonn nañ Ngorwaay yi sonn nañ trop dëkk bi xat na population bi bari na te ñu ngi dégg ne sax kër yi am na ñii nelaw bu ñu yeewoo deuxième remplaçant yi ñëw wallaay loolu doy na waar et vraiment ñu ngi lancer un appel di ñaan autorité yi ñu gestu ñu ngi ñaan autorité yi ñu gestu ñu ngi ñaan autorité yi ñu gestu ndax soxlaa nañ ko ndax ñii nga xam ne ñoom la ñuy jox fii boo laa moytu ñu su nekk am na ñetti kër wala ñeenti kër alors que ñun nii ñu dëkkee nii ci village bii ndax ku setaan li nga xam ne mooy daw nii boo ko xoolee sa yaram war naa daw dëkk boo xam ne xoolal 1 kilomètre carré ab dëkk nga xam ne dëkk ba ndaw la géej gi moo ñu wër donc fi mu toll nii aéroport bi dongal moo fi des nañu ci jàppa waaye dama ne si fii kii am ak caaxaan ba dañ koy jox ay yeneen dëkk bàyyi fi Ngor xamoo loo def de nañu seet na ëllëg yàlla dina taxaw yàlla mooy kilifa gi mën a àtte mooy juge bi mën a àtte kon nag
duñu ne kenn dafa ne waaye nag dinañu laaj suñu wàll ci suuf yi bu yàggul ñu jël 100 hectares jaay ka Maroc jël feneen da nga jox Italie jox xama fan ak fan ak fan bëri na Sénégal amatul territoire am territoire Sénégal amatul li fi nekk léegi ñu fi jàmbur la suuf saa ngi fi nu ñu ma waaye dafa xew transformer des vrais propriétaires en ouvriers agricoles. C'est malheureux. Et la tradition veut que quand il y a des problèmes qui se passent dans ce village-là, qu'on puisse avoir des échanges entre nous pour trouver la bonne formule. D'habitude, c'est ce que nous faisons pour éviter à la commune certains problèmes et de certains moments aussi pour leur éviter d'avoir des problèmes avec les autres domaines que je vais énumérer ici. Quelle est notre pensée par rapport à ça? En ce qui concerne l'étroitesse du village de Ngor, je pense que vous serez édifiés en regardant le film qui vous sera diffusé et vous allez comprendre aisément quel est l'impact que le manque de surface nous crée dans ce village. Et l'avenir ne peut pas être rose ici. L'avenir est très sombre. C'est un problème latent. Ngor n'a pas de lycée et n'a pas d'espace pour faire un lycée. Donc, et nous avons le droit. La jeunesse de Ngor a un droit élémentaire de pouvoir se cultiver, de pouvoir aller à l'école dans de bonnes conditions. Tous les villages aux alentours ont des lycées, excepté la ville de Ngor, la commune de Ngor, ce qui est tout à fait pas normal du tout. J'appelle ça même une injustice à la limite. Parce que nous, notre combat de tous les jours ici, ça a été qu'il y ait un lycée pour la commune de Ngor, et ce qui a été même une promesse du chef de l'État par rapport à la commune de Ngor. Et jusqu'à présent, nous allons finir notre mandat dans quelques mois et nous n'avons pas encore pu réaliser ce lycée. Et c'est la seule demande que nous avions fait à l'époque au président de la République pour que ceci puisse se faire, pour que les jeunes, la jeunesse de cette commune puisse aller à l'école en toute sérénité, en toute tranquillité. Parce que les gens n'ont pas beaucoup de moyens dans ce village-là. Pour que les gens puissent payer tout le temps des sommes astronomiques. La Liberté 6 jusqu'à Ngor, en passant par Ouakam et tout ça, tout le monde nous balance leurs eaux usées. Et donc nous avons un canal qui n'est qu'au pluvial. Et ce canal dépend de la LONASE. On remet aux autorités pour que l'on puisse rectifier cette anomalie, cette injustice même, je dirais. Parce que c'est pas juste, je ne trouve pas ça juste. Je le crie haut et fort, je ne trouve pas ça juste qu'on ne puisse pas se loger en Ngor, qu'on ne puisse pas avoir donc un espace où les jeunes puissent s'épanouir. Donc nous n'avons absolument rien. Tout est de l'habitat en Ngor, ce qui n'est pas normal. Ngor daanaka administrativement maire mooy jiitu donc war nañ ànd ak moom ànd ak jaraaf imam yi président délégué de quartier ñëpp ñu def benn amul couleur partisane Ngor couleur partisane du ko defar booloo benn rek mag ñi yàgg nañ kaa wax bu ngeen nekkee benn lu ngeen yóotu jot ko donc booloo googu laay invité di ci woo ñëpp muy monsieur le maire monsieur le jaraaf imam yi ñëpp laay woo rek ñu dajaloo bañ a xool couleur partisane ñu liggéey Ngor mu jag. dëkk li koy defar booloo la te gis naa ne ñoom ñu ngi dox ci sens boobu mais booloo bi ngir yàlla na ko dëkk bi yëpp dëggal ci seen biiru xool te xam ne mooy li ñu arrangé looy def na la jëkk looy def rek na la jikk bu ñu ñàkk a booloo jigoon kon kenn du ci wax ba nëgën ni gi parce que tey jii boo seetee Ngor li nga xamante ne nii kuñ ci song daan la mooy raawante gal te ñëpp a d'accord ne saa yu amee ñëppay déggoo xol yi dafay booloo kon nag massa suñu xol yi bu booloo ci leneen kon nag nañu booloo nañu benn sëy képp koo xamante ne amel na la àq baal ko koo xamante ne amel nga ko àq dama jéggalu ko te yàlla tax ñëpp booloo te xam ne ay mbokk lañ dañu lié par le sang lié par ak dëkkin parce que dëkkin rek mbokk la massa nag bi ñu bokkee benn dareet
kon nag nañu yokk góorgóorlu te xam ne ngor dafa nekk en danger nañu yokk góorgóorlu te xam ne ngor yàlla xéewale na ko mais dimbal na sa fekk loxol borom comme nañ koy waxee. lépp lu ñu amoon jël nañ ko ci suñu loxo dégg nga aéroport bi la ñu gënoon yaakaar mais dara waaw dara ki suñu dara dégguñu dara dëkk bi xamuñu ci dara waaw te ca dëgg-dëgg loolu lañ yaakaaroon muy aéroport bi parce que 800 et quelques hectares nga jëloon ko ci ay nit xanaa lu bon sax nga jox leen au moins 50 wala 100 hectares pour ñu dëkkee parce que dëkk bi dañoo bari on fait plus de 15 000 habitants dégg nga yooyu yëpp lu jara bàyyi xel la yàlla nañu yàlla dimbali ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Sénégal yàlla na fi yàlla def ndam ba ñoom ñuy wëlbatiku ci di bàyyi xel ñi néew doole ndaxte saa yu ngeen bàyyee xel ñi néew doole yàlla da leen di dimbali waaw dimbali yàlla mu ngi ci ngay bàyyi xel ñi la féete suuf su ko defee kanee ca kaw daf lay dimbali te kenn ak ci kaw moo di yàlla irhamu man fi l ard yarhamakum man fi sama yërëm leen ñi leen féete suuf ñi leen féete ci kaw yërëm leen waaw wante ñun tàllal loxo yàlla ci loolu mais li may xamale ne amul kenn ku fiy des ñun ñëpp dañuy delluwaat ci yàlla te ku ci nekk danañ la laaj nan nga defee woon waaw ndax da nga doon jogget ci seen kaw wala ndax da nga doon jëfalante ak ñoom nu mu gën a rafetee waaw bu ñu defee ne àdduna day jeex rek déedéet ku ci nekk di nga rendre compte waaw ku ñu dénk ku nekk danañ ko laaj lañ la dénkoon noo ko defee woon moom président Macky Sall ak ñu nekk ci booram yépp ku ci nekk yàlla dana ko laaj lañ ko dénkoon nu mu ko sàmme woon xeetam yi nu mu ko sàmme woon ndax dafa faroon wala déet ndax dafa amoon ñu muy dimbali ñu muy yëkkati wàccee ñi di des di écraser ñi di teddal ñi loolu lépp danañ ko laaj waaw yàlla nañu yàlla doole dimbali ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla doole koo dimbali yàlla gën a yaatal dënnam moom Macky Sall ak ña mu nekkal yàlla dimbali leen leeral seen xol yàlla dimbali leen guddal seen fan wéral leen ba la ñu bëgg a def ñu def ko waaw su fekkee ne la ñu bëgg a def nag dana jëriñ dëkk bi waaye fi daal ñu ngi suñu benn njëriñ